sama liggéey ma ne ngeen yee tax mi ko jigi di daanaay On est très content. Il est excellent hein. Oui. Il est dox feccoo kon. non joxaat ko ma ñëw léegi. ah waaw. bu ñëwaatee. merci beaucoup on vous rappelle que yéen a ngi seetaan Sen TV la chaîne leader et tey ñu ngi ak waa Malika gis ngeen ñoom tamit mën nañu wax waaye it mën nañu fecc voilà. waaw fecc rek la ñuy def. macha allah waa Malika di leen bëggee di bëggee ASC yi finalu. Malika di leen ñaanal ndam bëggee. Aïcha kontaan nañ bu baax a baax di ko remercier aussi on est à 10 jours de son événement El Hadj Keita mais yàlla baax na daal ci ñëwaat léegi nii on parle de sexualité dañ koy rappeler tout le temps téléspectateurs yi thème la boo xam ne c'est tabou Sénégal pour nga waxtaanee fi am na ñoo xam ne peut-être dañuy taal télé bi sax toog ak seen doom ñu def sexualité ñu fay parce que dafa dem ba dafa nekk sujet boo xam ne nit ñi dañ koy brosse jàll c'est-à-dire sa doom sax bu nekkee en état amaana da nga koy jëlee Dakar yóbbu ko ci beneen dëkk pour juste mu am doomam ñibbisi te duñu ba léegi duñu sensibiliser xale boobu nga xam ne loolu dal na ko parce que mën na ko dalaat parce que tàmm na li nga xam ne mooy activité sexuelle am na ko ba pare Malick. Safia merci une fois de plus. Sànq dama bëgg a ñëwaat un peu sur le thème. mooy quand on dit que les parents ne communiquent pas assez ou bien les parents
amuñu jotu xale yi truc est-ce qu'on n'a pas vu des parents yu taxaw ne seen doom boo toogee si lalu góor da ngay ëmb gisuñu ko et te pourtant yooyu xale dem nañu toog si lalu góor ëmbuñu qu'est-ce qu'ils vont se dire est-ce que duñu ne sama yaay daf ma nax truc donc ma delluwaat si njëlbeen est-ce que les parents ont la bonne info pour jox ko seen ay doom attention parce que il faut que également le parent soit éveillé. Information par rapport à quoi? Mais par rapport à la sexualité. Mais ça part. Quels sont les vrais... Non, attends, dafa ndànk Safia. Aujourd'hui dañu bëgg a wax loo parents yi les parents ne sont pas capables de le dire. Aujourd'hui bu sage-femme mën a taxaw ak xale ne ko del fagaru et puis parent mënu toog a doom naan ko del fagaru. mais parent mën na toog ak moom sensibiliser ko ba tax na. mais foofu laay waxee yow day fekk parent am information sensibilisation. yow tey jii y a des parents yoo xam ne est-ce que Safia. boo juddoo timide xëy am jëkkër sa timidité xam nga dañu. est-ce que mën nga toog ak kenn di wax ak moom ci yenn cas yi. te pourtant tu es un parent. kon des fois il faut ñu nangu la. ñu nekk à leur place. maintenant li ñu waxul xam nga lan la li ñu waxul mooy est-ce que nit ñi yëg nañu waxukaay yi fan la. ak ñan ñoo war a wax. mooy tey jii nii état fexe na ba teg ay structures muy voilà à commencer par les sages-femmes. ñoom counseling bi ñuy def ñoom xam nañ li may wax te tey jii dafa bokk si ñoom nga nit des fois di nga ñëw sage-femme fekk leneen moo la indi de mais balaa ngay génn il faut mu ñuux la ci voilà il faut mu dugal ci yeneen débat yi parce que ñoom loolu seen liggéey la bokk. Aujourd'hui on a créé ce qu'on appelle. les centres conseils ados. mais bien sûr ci laa jëm aujourd'hui les centres conseils ados sont là. am na également lu ñuy wax les clubs ados. les clubs ados qu'on a créés dans les établissements scolaires mais également dans les centres de santé tey jii da nga ñëw centre de santé nga yaakaar ne faju ko moo fa am non am na ay club yu nekk foofu ay genre bureau la yoo xam ne si biir centre bi la nekk peut-être ñu bëri duñu ko yëg. Et tu sais pourquoi? Mais ils ont un numéro vert, je pense. Si, bien sûr. Numéro vert, da nga ciy woote aussi. Non, mais merci beaucoup. Est-ce que la communication jàll na comme il le faut? Donc, le parent bi ñuy téye di ko indexé il a un rôle à jouer. Mais dama ne parent bu fekkee ne mënoo wax ak sa doom buux ko ci centre yooyu. buux ko ci médecin bi buux ko ci quartier boo gis aujourd'hui y a ce qu'on appelle les leaders. Dans un quartier ay jeunes la yoo xam ne sûrement ñàkku fi ay jeunes yoo xam ne ils sont dans le quartier de. mais tey jii boo leen doon buux say doom la di nga am li nga bëgg. dëgg la parce que ay jeunes la souvent yi ne si biir quartier yi nga xam ne ni. xale bu góor wala xale bu jigéen nekk ci koñ bi waane bëri dugg. mais également ce sont des jeunes yi nga xam ne dañuy suivre ay formations. tout à fait am xam li ñu war a xam. et je pense que à travers ñooñu noonu. mën nga am li nga bëgg mais xale bi ngay téye ne non bu ko waxee préservatif mu leen na yow sa doom. xamaloo ko lu bëri. benn affaire mën nga nax ku la neex na mais sa doom xamaloo ko lu bëri faram moo ko gën a xam. ay règles kañ la. yow parent bi si boobu ay faram bi mu am moo la gën a xam ndaw si réglam kañ lay ñëw ak kañ lay jeex. moo la gën a xam kañ la mën tëdd ak kañ la mën ñàkk. maanaam ay information bien sûr. information yi xale yi dañoo xam loolu. non mais je te dis donc yow parent bu leen leneen ne yow amoo information yi sa doom mais da nga ciy tey. kon buux ko ci ñu mën ñu gérer ko. am na lu ma wax am solo lu mu wax parce que dafa am lu ma jaaxal lu intrigué ñëpp kenn ci ñun. musul toog ak parent am ba mu ñëw. parent am toog ne ko nii ngay defee nee ngay defee naa ngay defee mais lu tax ñun dañuy dugg suñu biir kër am nañ fukki rakk ak ñaar mosuñoo gis suñu parent wala ñu dégg leen mbaa ñu xool leen wala ñu am nen ñu defee africain li benn waay di wax naan africain yi duñu wax waxu sexe duñu wax waxu tabu seen parent dañu waxtaan te ñu ngi fukki doom ak ñaar te fukki doom ak ñaar toog xoole juru ko nga toog ma xool la nga sérieux nga toog ma xool la nga xool ma jur doom kii dafa ëppal de. Ahmed sérieusement je suis désolé mais bu ñuy wax parent ce n'est pas seulement ki la jur. mag ji nga nekkal ci kër gi. c'est parent la dëgg la. sœur bi nga nekkal ci kër mu mag la mu mag la merci beaucoup ñooñu c'est parents lañ mais dama ne ñun ñi wax noonu sœur ak frère yooyu noonu defuñu également seen rôle. parce que jii nii ki nga bokk génération war nga mën a communiquer ak moom. mais état loolu la xam ba créer li ñuy wax la communication par les pairs. mooy tey jii nii sa ay morom ñoo gën a mën a wax ak yow. que peut-être mag mi wala mère bi mais bien sûr ñu jël ay boy ci école yi jël ay boy ci quartier yi former leen ne leen toog leen fii xale bu am problème sexualité ñu seet si leen mais da ngay remarquer ñooñu sax ñoo gën a efficace que parents yi ni wax. donc man à mon avis dañu war a def le tout ba buux. pour man le plus de jeunes vers cette structure là mais au lieu que ñuy indexer les parents tout le temps. am na parents yoo xam ne wala xamuñu sax comment ça se passe la sexualité. d'accord li muy wax kenn du la déglu. maa ngi ñëw. kenn du la déglu. périmé. c'est tellement vrai. parce que effectivement xale yi waroon nañu orienter vers ces structures d'écoute d'assistance et d'accompagnement. L'éducation ou bien la formation par les pairs loolu programme la boo xam ne touche pas à ma sœur defoon na ko waa UNICEF dans les établissements dañuy def renforcement de capacité boole ci def mobilisation sociale
après créer ay club de référencement détection et de signalement maanaam xale yi su fekkee ne am na lu dal xale yi automatiquement dañuy waxtaan seen biir parce que communication pour mu jaar ci ñaar ñu tolloo ñu bokk génération mooy gën a yomb diggante doom ak waajur kersa ba dafay ne waajur bi tamit dafay gis ne ni kersa bi da koy am ci xale bi même bu fekkee dañoo toog écran bi nekk ni ñiy seetaan benn gars yi nekk fa di fóonante ñu changer chaîne xaaral ma ñëw ñu changer chaîne xamoo ni xale bi su duggee ci biir néegam mi ngi seetaan li gën a graaw loolu nga changé benn ñaar qu'on se le dise encore une fois man moom su ma jëlee micro noonu lay demee day tàng jër maa raw Sénégal fii jeunes yi li ñu tal wiiri la ak Pod et Marichou nañu waxante dëgg wiiri ak Pod et Marichou lañu tal secret de famille belle-mère affaire yi voilà garaaw yëpp éducation sexuelle soo ko yëkkatee religieux yi dal sa kaw imam yeeg marabu yi ñoom ñëpp nous les respectons parce que ñu ñëpp ay doomu jullit lañu ci l'islam lañu judd te ñu ñaan yàlla génn suñuy génn àdduna tamit dee ci l'islam waaye dañ ne l'islam du soppeeku ba mukk waaye fa mu toll day méngoog jamono l'islam du soppeeku ba mukk waaye fa mu toll day méngoog jamono du ma Iran Ndaw yoroo micro sama xarit yoroo micro nañ ñëwaat ci yow jamono ji ñu toll xaaral ma ñëw ma daal nga jël dinaa jël sa question jamono ji ñu toll dafa laaj ñuy waxtaan ak xale yi di jaar ci digg bi ñuy comprendre lañ leen di wax parce que effectivement li mu wax dëgg la yow sa doom faram moo la ko gën a xam yow mii di waajuram mën na la wax ne la tel jour lay gis règlement tel jour lay ci tel période mooy période de fécondité et cetera te loolu du yoon xale yi ñoom it sincèrement su ma jëlaatee sànq fa mu doon waxee au début am na âge bi ñuy àgg âge de puberté boobu ñuy wax seen yaram dafay am seen organe dafay am lu muy exprimer benn certain besoin ku góor gi tamit am lu muy exprimer est-ce que yéen a ngi dem di surveiller parfois ñiy dem di def ay cours de rattrapage ci ngoon yi ci école yi xam ngeen dafa ne waaw cours de rattrapage yi lycée wuy ko moom dañ laa mën a topp di la surveiller joxal ma kii yow nga ñëw ci li nga doon wax ba pare waaw leeral waaw ñëwal waaw ay affaire sexualité ay nitu diine yi ñoom dañuy craindre rek yooyu noonu affaire yi demeewul noonu de xale yu jigéen yi ak xale yu góor yi ñoom ñoo suivretul ay ONG buy wax ci ay bu leen def sexe Iran Ndaw li muy wax gars yi ñu ngi koy dégg gars yi ñoo siy dëgg seen tànk ñuy def lu ñu neex gars yi xam na la ñuy dund fii xam la ñuy dund belle vie nay neex rek kese mais gars yi ñoo gën a xam mais xam nga mooy son problème ci li ngay wax noonu li ñuy gis sax soxna si maa ngi ñëw dinañ la jox micro xoolal micro bi bu leen ko xëccoo nànk rek micro tubaab la day kii daal wala jox xëccoo day yàlla waaw kay xam nga problème bi mooy su fekkee ni dañuy gis ngeen di utiliser loolu yëpp c'est-à-dire Iran Ndaw dañuy gis ngeen di jël ay waxam di ko statut am na beneen oustaz même chose am na keneen ak keneen donc li ñuy wane ak li ñuy def bokkul non du benn mooy c'est-à-dire xale jeunes yi ñoom lépp loo xam ne da leen di yee soxalu leen duñ ko seetaan billaay sa gel boo fi téye naan da nga koy waree fa ay ngay taxawaayu ay taxawaayu Iran Ndaw ak ay julli nga geeweek yaa ngi sàmm sa boobu xoolal dalay bàyyi dem xooli keneen xam nga ka lay woo yow xale bi koy yóbbu ay faayam ak foog ak loolu noonu xaaral waaw ñëwaatal ci man Ismaïla baal xale yi ñu reviser ñëwaatal si yow nga ne li nga loo nga wax léegi non dama ne xale bu jigéen boo fi nekk naan da nga koy waar di taxawaayu Iran Ndaw di nekk naan ay da ngay waaraat ak yooyu duñ la faale dañ laal la wuyu ma dañ laal la xool ñoom buñ namee loolu wareef mi ngi fi wala Iran dañ koy dem seetaan wax leen loo xam ne dafay dundal seen ruu bii loolu lañ bëgg de bëgguñu leneen moo tax gars yi nekk si rek nay neex kese barke yonent bi Ismaïla naa ñëwaat ci yow Ismaïla may ñu suñu jàmm tuuti maa ngi ñëw ci yow waxal bu leen ko déglu c'est-à-dire man moom fi mu daanelee foofu laa yëkkatee parce que xale yu jigéen ñi tey da ngay xool bu ñu amee copain mu am benn comportement bi waaw ñun xale jigéen ñi bu ñu amee copain mu am benn comportement bi sax dañ naan dafa yambar alors que yow kooku noonu peut-être mu ngi lay xoolee comme bët bu muy xoolee sëram bi mu bàyyi kër ga est-ce que di ngeen toog ak kooku mais ñun daal kenn xamut lu ñu influencé tey jii nii damay ñëwaat ci côté parents yi dañu naan que ni parents yi dañuy fuir seen ay responsabilité wala dara man je me dis que parent boo xamante ne nii moo la ëmb juróom-ñeenti weer wasin la di la nàmpal di la tette ba nga tollu si dugg école mu dugal la fa nga ñibbisi ci kër gi tey jii parents yi nga xam ne ñu ngi dem ci bureau yi di liggéey mais ñi resté ci gàlle yi moo ëpp fuuf nañ waxante dëgg
tey jii nii da ngay gis maman boo xamante ne nii moom mooy influencer doomam pour muy dem di uti ji di andi te kooku di dem di uti ji di andi am naa leen ma hamburger waaw mais kooku noonu di dem di andi ji pour xam nan lay def ba andi pour jox la yaa ngi comprendre tey jii ma ñëw ci sage-femme tey da ngay gis yaay yoo xamante ne ñoom ñooy ànd ak seen doom dem defaral leen planning familial si parce que soxna loolu est-ce que am na bien sûr ça existe mais madame Ndiaye c'est vrai am na xam nga la am na yenn yoo xamante ne nii sage-femme yi duñ ko nangoo wax mais ñun entre jeunes xamante nañ ci suñu biir tey da ngay gis sa moroomu jeune tey da ngay gis sa moroomu jeune boo xamante ne nii day def benn affaire ñëw expliquer la ko même su fekkee ne maanaam fii ku bëgg ñu influencer la dañ lay influencer parce que ku nekk am nga façon xarit fii yàlla dafa bind te yamalewul yaa ngi comprendre mais nañu delluwaat xoolaat li nga xamante ne moo gën ànd ak seen doom yi dem fan te tey jii tamit ma delluwaat ci ñi nga xamante ne da nga am ñoo xam ne dañuy ànd ak seen doom yi dem fan dem hôpital ci sage-femme ñu defaral leen planning familial ak seen yaay bien sûr mooy maman yi nga xamante ne ñoom ñooy influencer seen doom yi maanaam ñu dem uti ji di andi ci kër gi affaire bi entreprise la waaw demal nga jaay ji sa bopp andi ñu dundee yaa ngi comprendre ça existe mais dañ ciy dëgg suñuy tànk kon xam nga foofu noonu mère boobu noonu mënul toog pour conseiller doomam wax ko fi muy dem Ismaïla doo ko fi dëggalee joxal ma ñële pare ko dafa am tamit benn point bu intéressant bu may souligner parce que fii booy xool xaaj bi yëpp ay étudiantes ñoo fi toog tey da ngay xool parents yi dañuy yaakaar ne buñ jëlee seen doom yóbbu leen école wala yóbbu leen fenn dinañ am éducation bi war ci ñoom alors que ñiñ fay fekk ñoo leen di njëkk a détourné tey jii da ngay gis professeur boo xamante ne nii au lieu mu def éducation ci élève bi ñu ko dénk daf koy chantage di ko def looloo xamante ne nii yow boo àndut ak sa sago xamoo fi nga jugee da ngay perdre man je ne peux pas expliquer en tant que jeune man xale laa mais xam naa fu may teg sama bopp mais est-ce que sama morom boobu noonu xam na fu muy teg boppam fu muy teg tànkam tey da ngay gis ñoo xamante ne nii pour am ay moyens pour am yenn yi duñ ko jàng mais dañuy dem jege seen ay professeur am ak ñoom yenn relation yi pour mën di passer te loolu noonu ñu ngi ciy dëgg suñu tànk maanaam sexualité précoce bi lu mu englobé dafa bari on peut pas tout dire elle réfléchit Aïcha waaw di wax ne comme kii Kumba li nga wax yëpp dëgg la. am na ñoo xam ne dañoo war a direct ñun entre suñu biir. dañoo war a direct di wax li fi ne. ndax nekkul dañuy ñëw si télé bii rek ku ne naan non man nii laa déedéet bu ñu nëbbu dañu wax ne li fi dañu wax li fi am de pare dem ñibbi ndax ñun ñëpp ñoo bokk koñ dañu wax li fi am ndax dañ koy dund gars yi xam nga waaw dañuy waxante dëgg quoi. Aïcha waxal dëgg dina gaaw comme par exemple ñun xale góor yi ñun par exemple. waaw dañ bàyyi parents yi d'accord parents yi tamit mais ñun tamit si la bokk da ngay teg xel ba jot waaw ñun tamit si lañ bokk ñun tamit si lañ bokk tey jii ñun xale góor yi ñun am nañ ay rakk man am naa ñaar rakk yu nekk si kër ga mais tey jii man damaa dem ba xam ne man mii tey li may def di jël xale bu jigéen di ko dugal sama néeg tey jii samay rakk toog di ko gis rafetul jaaduwul da nga ko daan def non dama ne comme par exemple ñun par exemple ñun xale yu góor damaa pare ba damaa jël exemple da nga ko def ba pare wala da nga koy def dama ne ñun xale yu góor yi par exemple dañuy jël xale yu jigéen ñi comme dañuy am ay gel du ko dugal ci biir néeg bi suñuy rakk toog di ko gis non changé ma ko Sofia bàyyi ma wax waaye Sofia ama par exemple tey jii ñun xale yu góor yi dañuy jël ay xale yu jigéen suñu gel yi di ko dugal ci biir di ko dugal ci néeg xam nga lu ma la wax mooy iri suñuy rakk yu toog waaw di iri suñu rakk yu toog di ko gis waaw léegi ñu toog di ko gis tey jii ñoom bu ñu gisee ni man mi tey jii sama mag moo ngi def lii man tamit bu ma jàngee dama wut far man tamit dama koy jéem a def tout à fait est-ce que xam lu ma la kon ñun ñooy première pour contrôler suñuy rakk ba pare ñun mag ñi mais parents yi dañuy dem rey seen bopp ci àll bi pour ñëw di ñu dundal tey jii bu ko parents yi mënul ñun ñi war nañ ko mën a mën fii ku fi ne am nga fi mag bu jigéen wala en résumé il faut donner le bon exemple waaw kay suñu la war njëkk a commencé ñun nga xam ne tey jii ñoom bu ñu demee fenn dinañ mën a xam ne man kay comme suñu waa kër duñu def lii non man du ma ko def est-ce que xam lu ma la mais tey jii ñun bu ñuy def yooyu tey ñoom ñu toog di ko gis di si teg seen bët après naan non comme que sama mag moo koy def kon garaaw man mun naa dem si mag d'accord on a compris Sofia man kii nii point bu mu laal man fa laay ñëwee quoi parce que tey jii nii di nga dëkkat sa rakk yow ñay jigéen am sa rakk bu jigéen comprendre nga sa rakk bu jigéen bi di xool si yow di jàng si yow muy xale bu ndaw ña dem ñëw ne ko man de sama far jël na la dafa yambar ndax dama koy seeti këram
te du sekkat man rapport sexuel ndax xale jigéen ñi léegi yooyu nañuy def doo leen seetsee duñ la seetsee sekkat ñoom rapport sexuel rek ñu dem ne la dañaa yambar. ñu wax la nga yambar waaw dañaa yambar lañ lay wax. da nga ngemboo glace. waaw sama far bi yambar laat affaire yooyu noonu damay dem di ko seeti te du sekkat man rapport sexuel te rapport sexuel boobu noonu ñu bëgg muy sekkat yow danger yi ci ne bëri na ndax ëmb mën na faa ne feebar mën na faa judd. joxal ma alkaati màkk bu mag bi joxal ma ko. mi ngi nii si wet bi mi ngi nii joxal ma ko mi ngi présent. ayca nga ni lan bi gi. dama ne man. waaw. booy fat sëru jàmbur sa biir kër. sa sër di ko gis. dina dem ñu fat ko. waaw. booy dem di defi ji leneen dina ko def ak nit bu ñu sëgg ci jigéen ñi kese. alxuraan bi muy wax na ku ne tee boppam mbaa nga yem ba say jot góor ak jigéen la wax. góor bu pisoo daf fi am. mu ne. góor bu pisoo daf fi am. damay laajte. non mais sérieux góor bu. ne góor bu pisoo mooy góor bu nga xam ne. góor bu xamul dara musul def dara. voilà est-ce que am na fi. El Hadj Keita jànq la nee na. waaw jóg leen ñi nga xam ne xamuñu. jànq yi jóg leen na jànq yi jóg. ok. léegi jóg xoolal Safia jànq yi jóg leen xoolal ñu jógul. ñii du ay jànq. yow toogal góor la ñu wax góor toogal góor yi xamul dara. jànq yi góor yi jóg leen. déedéet man loolu rayu ma de xoolee naa. El Hadj Keita nee na xamul dara. mais tey lii la. vous êtes malade. loolu la lii laay waxati. sénégalais yi. am nañu jógul de dañoo sincère rek. parce que dañoo sincère xam nañ ni ñoom tooñ nañ doomu jàmbur. tey jii boo xamee ni tey li ngay bañal sa sœur tu sais nettement que ni bu tëddantee ak góor bu paree waa mbedd bi dañ koy wokkante ndax koñ boo gis groupe bu nit. xale bu jigéen dafa mel ni am na lu mu bëgg a wax sa waa ji di ko tere bàyyi leen tere yi ngay. xale bu jigéen di génn ak diw joxal ma borom lu zone li waxal Malika agression am. jox ko maag. non c'est problème bi mooy lenn kii li mu laajte maanaam góor yoo xamante ne fii ay jànk lañ ma yëgal sama loxo kii yëgal loxo kii yëgal ñu ñuy xool dañ may weddi léegi dañu laaj fekk dañu mën a seeg ñoom leen nit fii yéen a seeg dama seeg kan laa seeg fii dara barki Seydina ma xam ne man jànk laa lu may sama baat ci kaw. non ah. koo la wax. xam nga. waaw bigi bu jógaat soo jógee man dama gis sama tey bu jógaat dégg ñoxal. waaw man may la ñëw. règlement de compte yaay commencé am na nank rek après nga réglé ko seen koñ. s'il vous plaît ñëwal. non xam nga dëgg neexul. waaw ñëwuñu fi tam pour raayante. waaw xam nga sànq ba tey ñu ngi waxee benn côté mu mel ni jigéen ñi. pourquoi pas góor ñi ñoo gën a fautif. fii jigéen bu fi teguwul ci yoon ci góor ñi la. su jigéen soloon dàllam ñëw sa kër am na waxe yow nga rejeté ko benn yoon ñaari yoon dootu fa ñëwaat nañ waxante dëgg. waaw d'accord merci beaucoup merci naa ñëwaat ci yéen on va enchaîner tranquillement ak rubrique bi di carrière c'est présenté par la très belle elle s'appelle Ndéa merci beaucoup ñu dem jëli rubrique bi daal di ñëwaat. maa ngi lay nuyu di nuyu sa charmant public bi nga xamante ne moom nga toogal ci plateau bi tey nag seen rubrique carrière dafa intéressé wu ci li nga xamante ne mooy métier community manager ñu war a dem nag ci mbedd mi xool ay nit laaj leen lan lañ xam ci métier boobu également dinañ seeti ki nga xamante ne mooy Cheikh Bamba Ndaw laaj ko ci lan lay yëngu ak lan moo tax mu choisir métier boobu ak nan la mën a motiver jeunes yi aussi ñu embrasser bi le métier. community manager loo ci mosoo ko dégg. non pas à ma connaissance mosuma ko dégg. luy métier community manager. non. mosoo dégg lu mel noonu. non sëñ bi lan nga ñu mën a expliquer ci métier community manager. salaamaaleykum bon community manager mooy métier bu nit ñi di utiliser en général via les social media que mu nekk Facebook Instagram su ñu nee social media rek mooy yooyu noonu léegi métier bi moom mooy permettre en général entreprise yi nit ñi xam leen si internet bi que mu nekk Facebook gars yi mun a jaay internet parce que léegi soo xoolee communication classique bu amoon prix yi wala nuñ ko doon facturer dafa cher ba mu ëpp te résultat yi nu mu doon demee du ko melatul ko léegi pourquoi domaine community management bi ñëw ak gars yi di si ñëw ak doole moo ko lu ko waral mooy coût bi nekkatul loo xam ne dafa cher benn ñaar
di nga mën a am sa cible bu parfait te di nga mën a gérer image entreprise ba nga xam ne ñuy gérer partie marketing entreprise bi wala domaine bu nga bëgg dinañ mën a am les données qu'il faut pour mën a aller vers un marché boo xam ne dina mën a permettre entreprise mu propice. ñi xamuñu lan mooy community manager waaye defe naa ne ki ci mujj am na lum ñu jot a xamal ci loolu mais comme Cheikh Bamba Ndaw moom la xam-xamam gën a màcc ci loolu nañ dem déglu ko Cheikh dellu si waat. community manager boo ko dee seet mooy ki nga xamante ni nii déjà lépp lu muy liggéey si internet la wékku moo nekk ci ginnaaw. Animation ak production de contenu vitrine yu bëri donc vitrine yi mën na nekk ay société mën na nekk ay homme politique mën na nekk ay organisation et cetera donc mooy ki nga xamante ne ni tey si plateforme médias sociaux yi moom moo ci nekk di apporter un certain contenu donc contenu yooyu mën na doon des contenus vidéo des contenus articles comme ngay def rédaction site web di bind ay articles di ko si dugal comme mu nekk production de contenu vidéo wala photo wala et cetera donc community manager war na nekk koo xamante ni tamit war na mën bind war na mën a bind ay articles boo xoolee la plupart du temps li ñuy gis si réseaux sociaux yi wala si site web bi et cetera lu si bëri si bind la tënku donc war na mën a nekk koo xamante ni aussi dafay def de la veille donc de la veille mooy koo xamante ni mi ngi seet ci internet tout le temps lépp li ñuy wax ci moom fan lañ ko waxee est-ce que baax na est-ce que baaxul et cetera donc un community manager war na nekk quelqu'un boo xam day déglu surtout son public bon mën naa ko wax être à l'écoute des clients clients yi li ñu soxla yow community manager bi ngay représenter organisation wala ngay représenter un homme politique une personnalité publique war nga leen mën a jox cette réponse là sans que pour autant sax que mu jugee ci organisation bi et cetera il faut être très réactif mooy li ci gën a am solo mooy nga mën a parce que booy communiquer aussi fa nga xam ñan ngay communiquer ak li ngay communiquer ban impact la am mooy li ñuy wax la partie analytics il faut nga mën a interpréter chiffres yi ngay am ñaata nit ñoo ñëw ci plateforme yi fu ñu jógee yan genre téléphone la ñuy utiliser wala ay tablette wala ay ordinateur et cetera donc chiffres yooyu noonu yëpp foog nga xam noo koy interpréter pour gën a mën a renforcer sa objectif. community management nekk na lu passionnant mais nekk na tamit lu dangereux. le seul conseil bi ma mën a joxe mooy képp ku bëgg a def community management déjà na commencer développer ay aptitudes. Que muy bind que muy montage que muy audiovisuel que muy interprétation des chiffres loolu lépp dafa bokk ci community management donc man c'est un métier que je fais di jàppale ay organisation di jàppale ay hommes politiques di jàppale ay personnalités publiques ay et cetera donc nekk na c'est un métier vraiment passionnant. voilà li lañ leen indiloon tey ci seen rubrique carrière yaakaar naa ne jëlee ngeen njëriñ ci li nga xamante ne moom la Cheikh Bamba Ndaw expliqué muy métier community manager rendez-vous dans 15 jours ci beneen métier yeneen i jeunes ak yeneen i spécialistes. Merci beaucoup Néa boobu moo doon rubrique carrière on revient tranquillement suñuy plateau madame Ndiaye dégg nga jeunes yi lu ñu wax par rapport ak li nga xam ne mooy sujet bi ñuy waxtaanee. c'est vrai que du sujet boo xam ne ku nekk mën na toog daal di nangu ne am na fi mais Sénégal on sait que xale yi ñi ngi ci c'est-à-dire ñi ngi am rapport sexuel avant le mariage te am na ñu koy am à partir de 11 ans 12 13 14 te yéen am ngeen ci wàll aussi parce que yéen da ngeen di liggéey ci loolu mais sànq nee na am na ñoo xam ne dañuy ànd ak seen i ay parents. ñëw def planning familial est-ce que li leen animé wul seeni parents c'est-à-dire xam nañ ne ñii kat ñi ngi ci te bu ñu leen dimbalewul dañuy sànku moo tax ñu leen di andi foofu ñu def planning familial. waaw loolu laa gën a yaakaar nag. parce que yaakaaruma ne nit kuy jaay doomam dina ñëw publiquement di affiché wu noonu. hôpital tout à fait. mais pour man dañuy craindre seen doom yi am yenn complications yi wala ñu ëmb mu yàqal leen seen njàng te dem nañ ba xam ne xale bi elle est active sexuellement. parce que am na waajur yoo xam ne am nañ seetlu ci seen doom. am na des fois nga ñëw nit gàddu doomam indi la ko ne la xoolal ma ndax jànk la mu ngi am ba tey de. sànni la waaw xoolal ma ndax kii jànk la nga xool ko loo ci gis nga wax ko
des fois nga xool tax xolu yërmande xaw la jàpp fekk dara nekk fa nga woo xale bi expliquer mu jooy ne la boo ko waxee sama yaay ma xarook boo ko waxee lii kon am na ay parents yoo xam ne dañuy andi seen doom ci yéen pour ngeen vérifier leen ndax en réalité ndax ñoo ngi vierge après boo leen waree def délibération voilà noo leen di def xaw a métti ci ñun tuuti ndax des fois da ngay gis xale boo xam ne day di jooy naan la bul ko wax soo ko waxee mais yow sa liggéey mooy nga wax li nga xam ne mooy nga gis waaw li dëgg bi moom ngay wax waaw waxal soxna ki amul micro peut-être mën nga libre nga ne ko demal nga dem feneen parce que am nga liberté boobu mais yow li nga xam ne mooy sa devoir yow en tant que mooy li nga gis nga wax ko loolu mooy dëgg parce que souvent avec la police sax dañuy am genre cas yooyu ak la police comme cas wu yenn cas wu violé comme xale accusé kenn ne diw moo ma violé léegi dañuy indi réquisition bi buñ ko indee léegi ñu examiner xool ndax dëggantaan ndax kii dañoo egg ci kawam wala egguñu ci kawam d'accord parce que des fois mën na bañ a nekk dëgg xale mën na accusé nit te fekk na c'est pas vrai day am des fois di wax ne diw dafa egg sama kaw te du dëgg d'accord Malick bon sur cette question Safia moi je pense que voilà c'est très important aujourd'hui muy le médecin ou bien l'État ñu jëlaat le train en marche parce que aujourd'hui on a vu que les parents en tout cas pour la plupart mënuñu lijjanti problème bi on a vu que les chiffres sont alarmants parce que nga tey jii bu ñu demee ba lay wax ay sur presque 10 jeunes boo jëlee les 8 sont sexuellement actifs voilà c'est parce qu'il y a problème te même études yi nga waral boo xoolee am na ci partie bu bëri boo xam ne en fait ça touche certaines régions par rapport ak yeneen aujourd'hui si tu prends la petite côte voilà on voit que la sexualité est plus alarmante là-bas da ngay gis ne par exemple tey boo demee lu mel ni Mbour boo demee lu mel ni fi ñuy dafay Popenguine nee nañ sexualité précoce Kolda la ëppee non mais laisse tomber en fait peut-être chiffres yooyu la gars yi gis mais boo demee tey jii sur la petite côte Mbour ñëpp xam nañ li fa xew avec non Mbour mais est-ce que ñi fa dëkk la Mbour de gars yi yem nañ ko bon mais ku bëgg a bégee rek jël sa oto dem petite côte bon en tout cas rares sont les régions yi ngay dem boutique di jaay préservatif boutique yii nii boutique yii waaw Mbour ki xam na li may wax bu dee fa la boutique normale Mbour les boutiques vendent des préservatifs toutes les boutiques en vendent c'est un chiffre d'affaires pas besoin dem ci pharmacie du tout chiffre d'affaires bu baax moo fa nekk tu en vends nii comme des petits pains da nga koy jaay bu baax a baax donc c'est pour te montrer que en fait c'est une réalité maintenant bu fekkee ne parents yi dañ nekk dans le déni maanaam un parent boo xam ne ni bëggu ci wax ba jàpp na ne lii jarul wax parce que peut-être sama doom melul noonu wala lii nii ki ciy wax sax dafa bëgg a yaa xale yi il faut un autre débat alors aujourd'hui tu vas à Fatick il y a un imam qui distribue des préservatifs à Fatick tu vois un imam boo xam ne jeunes yi ku bëgg préservatif si moom ngay dem je te dis parce que en fait c'est quelqu'un qui a fini par comprendre que fen sa bopp amul njëriñ. nga ni yaa ngi nax sa bopp au même moment xale yi. ñëwaatal nga ni ñëwaatal. non loolu jarul répété. non ñëwaatal ma xam li ngay wax. waaw dafa am importance kay doo ci ñëw. xam nga tey ji programme bi xam nga programme bi fan lay yegg tey ji. fan lay yegg. xam nga tey ji fan la programme yi yegg programme yi nit ñi def ba boole ci les religieux nan la ñuy def ba religieux yi dugg ci programme yi religieux yi tey jii bokk ci débat yi en fait foofu la ñu yegg maanaam tey jii dem ba un religieux jël la parole devant une assemblée ne xale yi ba leen mënul téye seen bopp ngeen fagaru foofu lañ toll parce que xale boo xam ne yow mën na ko contrôler jox la ay chiffres yooyu boo ko déggee tiit nga mbaa du sama doom nangam mais sa doom bu dee mënoon wax ak moom mais baa ñi wax ak moom ñi mën a wax ak moom dinañ ne ko li gën mooy nga téye sa bopp parce que aujourd'hui on a dépassé le débat sur l'abstinence même ma yeggale voilà aujourd'hui on a dépassé le débat sur l'abstinence la preuve def nii sama gars yi non mais la preuve fi ñu tolloo mu njëkk lan la téye leen seen bopp mais tey jii est-ce que yaa ngi dégg phrase boobu ba léegi xam fu ñu toll protégé wu leen mais takkuñu dañoo takkul seen série yi nañ nga wax te dee dama am question pour qui pour ce monsieur j'ai une question pour ce monsieur man dama bëgg a laaj comme genre léegi li nga wax nii nga ni seen problème mooy léegi dépassé nañ stade teel sa bopp léegi stade préservé wu lañ lay wax léegi dama bëgg nga tontu ma comme genre lan moo tax ñu am problème mu téye seen bopp le maîtrise lan moo tax jeunes yi amuñu maîtrise ci seen bopp ci domaine sexe lan mooy seen problème. yéen lañ koy laaj kay ngeen ñu koy laaj ñun. Sophia yow lenn la réponse bi lenn la. waaw li mu laaj nii ñun mën nañ kaa tontu entre ñun. moo ma jaaxal. waaw parce que xamal la jeunes yi ñoom ñoo matérialiste moom daa xees rek nga ñuul mooy seen différence. waaw. bàyyi ma de xaaral
ma ñëw non waaw ma ñëw benn rek xoolal sérieux ñun jeunes yi ah ñun loolu ñoo ko war laaj suñu bopp parce que xam la moo tax da ngay gis tey sa benn morom mu ngi xëy di def ba mu baax di dem di dóori waa di wàcc di ñëw nga gis comme kii mu ngi solu xamoo lan lay dóori ji yow pour nga dem solu comme noonu dalay jaral nga génn gis tey comme ni nga ko waxee sànq benn borom 4x4 bu la romb dalay woo ci otoom wax ak yow déglu ma rek mu teg ak yow ngeen ànd ngeen déggoo ci thank you ngeen daal di ànd donc am fu ngeen dugg da ngay dem solu waaw dañ lay iri loolu mooy iri bi ngay nekk yow dañ lay yóbbu rek waaw mais loolu yaa si d'accord mu ñu yóbbu la ok voilà te yéen da ngeen ci am plan A ba Z waaw. waaw am na loo xam ne tamit bëggoon naa ko. waaw mais nañ déglu s'il vous plaît. s'il vous plaît am na loo xam ne aussi bëggoon naa ko souligner. allez-y ñu baal ma mais tamit am na benn génération boo xamante ne benn instant dañuy yàq suñu der ñun jigéen sànq am na lu nga souligner monsieur. noonu ngeen sonalee génération 2000 bi. arrêté leen non c'est vrai aussi génération 2000. man reporter la pour ne pas mentir def naa reportage ci génération 2000 ni ñu ñemee góor ñi. ma dem Ngor ma daje benn waay boo. waaw doo téye foofu sa loxo rek nga joxal ma ki sa wet mu confirmer wala mu weddi li nga wax. non c'est-à-dire. déglu leen yéen ñu amul micro yi s'il vous plaît vous qui êtes derrière parce que ñu ngi leen di filmer s'il vous plaît xam naa benn séeréer la rek xamul télé arrêté ñëw. c'est que Sophia génération 2000 ah. ñoom de un ñoom xamuñu culture. xamuñu diine. xamuñu ay lii dama ko jomb amul ñoom vulgaire la. génération 2000. waaw ñoom xamuñu diine xamuñu ay culture xamuñu lii sama askan. ñu ngi waaj a dugg seen 20 ans de. waaw loolu moo tax ñeneen ñi tane leen quoi waa 2000 moom ñoom dawuñu naada ñoom yow nay métti rek loolooy problème bi quoi. c'est-à-dire yow connaissance de soi la waa génération 2000 amul te nit ki bu dee yow xamoo foo jugee. yow connaissance de soi. la waa génération 2000 amul quoi te loolu bu dee nekkul ci yow xamoo kan nga doon yow lépp loo sentir rek da nga koy def mais soo amee connaissance de soi di nga xam ne man sama diine xam ma lii bugg ko am naa ay waajur quoi suñu culture lii bugg ko mais waa G2000 waa génération El Hadj Diouf ñoom xamuñu loolu ñoom xoolal mais yow demal ci TikTok bi ñoom rek a fa nekk di wane seen yow seen awra yi quoi boo demee TikTok ñoom rek a fa nekk waa ñi dof ak waa génération 2000 ñëpp a ngi TikTok di wane seen yu bon yi. boo xoolee seen statut yi sax Instagram je te dis y a des influenceuses qui sont nées après l'an 2000 ñoom boo leen xoolee da ngay gis ñu naan des problèmes de couple j'en peux plus des mecs. tu as 16 ans ñaata mec nga war a xam bay problème mais sérieux j'en peux plus des mecs mais tu as 16 ans nga bëgg retraité ci couple. waaw ne marre des mecs ma ne ko mais. ay j'en peux plus. j'ai vu une fille sur les réseaux sociaux chaque fois day dugal statut WhatsApp am naan dama lii sama lii ma ne ko yow attends mais tu te fous de qui yow tu as quel âge mu ne ma j'ai 19 ans. ma ne ko mais yow 18 ans 19 ans tu te dis tout le temps sama ex diw sama ex la da ngay ànd ak nit si mbedd sax mu nuyu ko dem pare mu ne sama ex la ma ne ko mais yow. lan la ñaata ex nga arrête mais yow bu yàggee nga ne nit ñi dañ lay dëkkal sax foo dëkkul wala dara mais je suis choqué kii li muy wax nii c'est pertinemment vrai et c'est am na essai. ok. voilà damay joxe exemple rek juste ma def benn reportage taseeg benn waay joueur la nee na macha allah xaw na rafet tuuti nee na non juste rek damay joxe exemple waa ji ne ma man génération 2000 ñoo ma sonal lan moo tax génération 2000 sonal la waaw mu ne. mun daf may tooñ naan ma yow màgget nga seen genre yi toppuñu ma sa morom yi toppuñu ma. génération 2000 yëkkati sa micro tuuti génération 2000 ñoo ma topp. ma ne ko nan lañ la toppee mu ne ma man am naa benn xarit boo xamante ne benn xarit boo xamante ne raqam daf may topp te sama xarit bi xamu ko. ma ne ko lan moo tax mu ne ma xale bi daf may fekk sama néeg. lan moo tax mu lay fekk sa néeg mu ne ma day ñëw ne ma boo ci deful damay génn si mbedd bi ne leen yow yambar nga. xale yi wil tontul xale yi tontul xale yi. gars yi maa leen bëgg waale waaw damay tontu pour. joueur nga c'est que benn affaire moo nekk ci domaine boobu. waaw joueur nga yow. waaw fooy jouer. man maa ngi joué championnat ISEG sport quoi. d'accord. mais maa ngi doon góolu nawetaan ay say jamono. c'est bien yàlla baax. mais maa ngi wax fi may ñëw fenn la. gars yi joueurs yi lenn mooy problème tey jii damay dugg toj naa match bi. benn xale bu ndaw comme génération 2000 yi ñu wax noonu mooy taxaw ci biti kii damay dugg ci moom par force te xam nañ ñun ñëpp xam nañ ku nekk joueur lim lamboo foo boo koy def doo avancé tey jii nii benn damay nday aw mi waaw tarfa kàlla macha allah gis na ma ñuy dóor penalty ma jàpp ko nit ñi yuuxu bëri naa buzz ndayow day dugg ci man parce que pour lan pour moom mu am buzz pour moom mu am buzz moo tax muy dugg ci man. ayca génération 2000 bi waa ñëwal ci loolu. non man benn question la am quoi on a le droit. waaw vas-y. waaw question bi nag
góor yi fi nekk la quoi y compris man mais ça me dérange mi dama leen di laaj parce que damay dégg gars yi di naan ay si relation ku góor ki day naan balaa ma lay takk il faut ma xam la. pour confiance prouve-moi ton amour. Je pose la question je demande. c'est une question. léegi je demande ici quoi gars yi lan lañ ci xam est-ce que dëgg la tamit. waaw non ci question am la ñuy ñëw après on avance su question am la ñuy ñëw on répond à sa question après on avance. ci ki doon wax léegi. non non on répond à la question du gars après ñu ñëwaat nan mooy sa tur lan mooy sa tur copain. lan nga wax. nan nga tudd. Aldo d'accord Aldo mu ne. nag sa copain bu la waxee nga prouver ko amour voilà. man mayuma benn góor ci kaw suuf benn góor ci télé laa nekk mu jàkkaarloog man di ma laaj sama bopp maa ngi nii toog ku ko weddi na ñëw ba seen TV. d'accord. xoolal mais benn affaire laay wax ci génération 2000 bi génération 2000 bi ñuy wax génération 2000 d'accord mais génération 1900 ba ñoo leen di yàq ndax koo si wax déglu ma koo si wax mu ne la xale yi 2000 yi ñoo gën a féroce déglu ñoo gën a féroce ñoom ñoo gën a soxor ñoom ñoo gën a kii déglu ma. d'accord yow nga ni. man génération 2000 bi baax nañu macha allah. baax c'est-à-dire elles sont gentilles. année 80 bi ñoom ñooy gën ak ñoom. année 80 bi. parce que souvent jigéen day génne ku ko mag. s'il vous plaît. on est d'accord ou pas. s'il vous plaît. ma ne souvent jigéen day génn ak koo xam ne moo ko mag. moo ëpp maturité en général. donc génération 2000 ñan la ñuy génnal. donc c'est ça le problème en fait. 80. donc ñi ñuy wax ak ñeneen ñëpp ci biir. mais Père Mbaye Ngoné Fall nee na génération bi ñun ñii ku ci mujjee judd rek gën a waye di gën a rafet gën a waye di. mais dëgg la te dañu baax macha allah su ma la waxee dañu baax physiquement. dañu baax physiquement. non mais koo ci romb foo nga xool ko. mënul ñàkk. non franchement. sa tey doo reer. mais boo melu na nga war a mel da ngay sonn. tey du reer de madame bu ko jàppee. doo reer ñëwal. mën na loo romb jël ko. sama gars yi mel ni ma tuuti. génération 2000. ñëpp doon nañu dégg Léopold Sédar Senghor doon na wax ni à l'an 2000 Sénégal Dakar sera yóbbu nañ ci littérature de comme Paris. damay ñëw de ba muy wax non moom ba muy wax. ana micro bi joxal leen ma sama waa ji micro. ma ñëw ba muy wax. ba muy wax ñu bëri comprendre ñu woon dañu jàppoon ni au plan infrastructurel. Senghor lu mu waxoon nga ni. Senghor dafa ne woon. waaw. s'il vous plaît. Senghor lu mu waxoon bu nekkee président Sénégal. mi ci archive yi laa ko jàngee. mu ne le Dakar sera en 2000. Dakar sera comme Paris. ba muy wax xaar ma ñëw s'il te plaît. Dakar ba muy wax sera loolu comme Paris. gars yi doon ko xool ci côté ay étage ay pont yeneen ak yeneen fekk Senghor waxee wuloon foofu. te su ngeen xoolee en l'an 2000 mais lañ am expansion de l'internet partout dans le monde. parce que soo demee dans le sud du pays nga xool ñi xale jigéen ñi nga xam ne dañ leen a joxe ci mariage précoce. ñu def sexualité précoce ñi nga xam dañ leen a violé. chiffre boobu ak sama diggante yàlla ñemewu ma ko wax ci télé te xam nga ñu si bëri soo toogee ak ñoom dañuy def lu ñuy wax la confidence. confidence mooy maanaam nga ñëw toog ak nit ki wax ko lan moo la indil lii te soo xoolee actes yooyu yëpp ñu posé c'était ay vers 1998 97 92 95 ça veut dire que ni affaire sexualité précoce musul jóge Sénégal yàgg na fi seulement internet bi moo ko fësal. te internet bi dafa accéléré un peu ñun ba nga xam ne lu ñu nekk bañ nekkee xale lu ñu waroon a xam à l'âge de 18 ans 20 ans 22 ans 30 ans léegi xale bi mën na ko xam à l'âge de 7 ans 8 ans looloo indi problème mu génération 2000. s'il vous plaît kii. d'accord vas-y ñoo amuñu micro de toute façon vas-y. Biggi waaw daf may déconcentré su ma wax. et nopp leen. génération 2000 bi loolu kese la mais génération 2000 n'est pas plus pire que la génération 1900 que génération 1800 ñëpp a tolloo. internet bi moo ko fësal génne ko taf li nga xam ne soo amoon 25 ans nga ko war a xam mën nga ko xam tey à l'âge de 5 ans. d'accord mondialisation bi indi lu ñu wax le dialogue des cultures. choc des cultures. di indi mais ma daane léegi sànq ak saa waay li mu wax sànq. question bu pertinente. waaw nee na c'est vrai balaa ma laa takk dama bëgg a mos xam loolu looy saf ak koo doon. prouve-moi ton amour. xam nga loolu pour lan la. loolu c'est une culture occidentale importée. loolu loo indi li ñu wax ni ñu koy wooyee. fiançailles bi nga xam ne tubaab bi dañuy wax fiançailles ci kaw de mais di dund concubinage. ouais concubinage mooy yow ko góor ki nga nekk ak xale bu jigéen boo xam ne. takkoo ko ci farata ak sunna du église du jàkk ngeen di dëkk
tubaab bi lu mu si jublu mooy xool kii ndax est-ce que sexuellement dama leen wax li am est-ce que sexuellement non ndax est-ce qu'ils s'entendent. mais yow yaa ko jàpp sexuellement mais tubaab bi peut-être am na yeneen luñ ciy lam. non loolu tubaab ba ma ko wax. waaw non mais tubaab ba la ko wax moom peut-être loolu moo nekk ci xelam. non xam nga ñëw je m'explique tubaab bi dama ko laaj xam nga ñu dañoo amoon di def ay rapport d'enquête s'il vous plaît sur le viol. tubaab bi ne ma ñun de suñu culture suñu la waree takk. dañuy jël un certain temps dem def lu ñu wax ne dañuy def fiançailles mais ci biir fiançailles bi dañuy defaale dañuy dund lu ñu yéen di ngeen woowee concubinage. mais fii da ngeen di génn sax fii da ngeen di génn 10 ans loolu lan la. non bay bokkul ba léegi xam nga fii. non fii. génn 10 ans di flirter ba non attendez. waaw fii non fii s'il te plaît ma terminer.